asalaamaaleykum mbokki diaspora bi seen mbokku Daouda Niang moo dikkaat ba tey fas yéene waxtaan ak yéen waxtaan bi nga tey ñu ngi koy def ci suñu mbokki Sénégal yi nga xamante ne si ña nga Sénégal te lang fa wala ñu tag fa tey ji ñoom la ñu fas yéene waxtaan benn nag maanaam daan ci joxe suñu point de vue ci vol bi nga xamante ne si collectif bi nga nekkoon Sénégal defoon nañ ko te mu jàll. te bi mu jàll ñu dégg mel na ñuy tamante dëmm ku ci ne di génne benn responsabilité boo xamante ni si maanaam mi ngi koy dàq ci maanaam ñàkk a demu collectif bi parce que bu ñu seetloo collectif bi defe naa bu ma juumul dañ ni 60 personnes rek lañ ci amoon wala xëy na dañ ci am daal bariwul kontaanuñ daal ñoom ba seetaan nañ seen ay vidéo seetaan nañ seen audio ñuy lamentaare ñuy vraiment di kaas mais damay jàpp ni nit bu ne da nga war a toog réfléchir nit bu ne. jëf ju jóg ju nekkit nga xam la nga ca def ak la nga ca ñàkk ndax man dama jàpp ni collectif bi ñoom xëy na damay xamul daal man dama comprendre ñoom dañu xamul fu ñuy jaar wala ñoom dañoo jóg rek di def te xamuñu li ñuy def ndax man ñoom mënuñu ma wax ni ma collectif bu 2000 personnes la ñoom ñoo ko wax neen sax ëpp na ko wax ay italiens yu ne ci biir collectif ñoo xam dañoo yor passeport italien yoo xam ñu ngi ci bokk ba pare dem di bootu ci ginnaaw kenn ndax tool yëpp li ko indi mooy ñoom ambassade d'Italie ambassade d'Italie bi nekk Sénégal la ñuy taqal te nag nañ leen waxante dëgg rek ñëpp xam nañ ni vol commercial ambassade d'Italie du ko organiser kooku moom loi sax du ko may te Italie réewum droit la ba moo tax ambassade d'Italie du organiser benn vol commercial il n'a pas le droit ñu jógee foofu. ñu dem dal ci kaw Air Sénégal mais Air Sénégal ñoom vol commercial lañ dañuy wut xaalis dañuy liggéey ñoom ku leen fayoon 2 millions ba 3 millions sax ñu moo leen ci gënaloon que 1200 1300 ba 1500 euros yi ngeen fay ñoom kon man damay ànd ak ñoom bu baax ci liñ def ndax ñoom ay commerçant lañ dañuy jaay yéen di jënd te kuy jaay moom defe naa nu mu gën a duule moo ko gën a ba tax na ñu jógee foofu yëpp. xëy na état bi ñu ni ñoom la ndax ñoo war a organiser li mais may jàpp ni amul benn état ci àdduna boo xamante ni si dana organiser vol pour rapatrier wala vol pour génne doomu réew defe naa loolu moom dégguma ko ci àdduna bi ci fenn te defe naa xanaa état Sénégal waru ko mën a def ndax bu ko defee moom ci problème lay dëkk ndax kon sénégalais yiy liggéey Portugal tak Sénégal daañu kaas ni ñoom it dañ leen yóbbu sénégalais yiy liggéey Amérique tak Sénégal daañu kaas. yi liggéey Espagne yi liggéey France yi liggéey feneen ak feneen ba ci liggéey Afrique tak foofu sax kon bu boobaa ñoom it daañu jóg songu état bi te état nag ndey ji seex la ñëpp lay wuuf ba tax na kon man foot bi yëpp ma koy jël di ko teg ci collectif bi léegi nii rek maa ngi déglu Africa 7 may remercier Papis au passage parce que invité woon nañ ma ba samedi wala def na dimanche wala astafurlah vraiment may wax ni ñoom seen télé moom man dama leen di encouragé question invitation bi ma defoon mais nag dafa bari Sénégal émission yi diaspora te ñu koy présenté wala ñay wax ci diaspora bi du ñu xam dara ci diaspora mais ku mel ne télévision bi moom ñëpp xam nañ ne Papis fii lay yëngu ci diaspora bi ñëpp xam ko ci groupement yi association yi yëpp mu ciy yëngu bu baax nekk ci un membre actif koo xamante ni si tey boo ko fëggoon léegi ni ko damay renouveler sama séjour léegi mën na la wax lépp fi ngay jaar man pour man kooku moom bu ñu organiser buy def émission ci diaspora bi man pour man damay fi ne loolu ñoo jara encouragé ñooñu ñoo njëriñ jàppale moo tax yéen waa diaspora bi yëpp it maa ngi koy appel boobu ñëpp da ngeen jàpp ci Africa 7 ci émission boobu mu dox parce que loolu day prouver ni ñun aussi tamit on est capable parce que ñeneen ñi ci des def émission dañoo defe ne xëy na ñun immigré yi capable ñu te Papis mi ngi ciy def émission mi ngi ciy def liggéey bu rafet directeur général moom du ma ko wax moom ndax moom ku ñëpp xam la moom defe naa bi wax ci immigration jafe sax moo ko da ci njëkk a waxal immigré yi moom kon donc moom du ma leen ko wax yéen Sénégalais yéen a ma ko gën a xam. bañ na ko ba dégg naa Casette la immigré sax mais vraiment ñoom ñëpp xam nañ ko moo tax nag man seen liggéey ñoom dama koy rafet di Africa 7 daal diaspora bi yëpp war nañ cee jàpp mu nekk télé buy avancé pour ñu wane ni ñun aussi on est capable ñun waa diaspora bi mën nañ ndax xëy na dañ ñu wóorul ci dara moom moo tax lu ñuy defal lu ne ay yeneen nit lañ koy jël ñun koy defal ci suñuy tur mais ñoom nag ñun suñu biir lañ jël suñu biir lañ bokk def yi fi moo tax dama leen di remercier di leen encourager bu baax nag ginnaaw loolu may gis ni collectif bi léegi ne maa leen di dégg ku mel ne ñi ko jiite ñu ngi naan dañuy organiser benn vol kenn ki sax mi ngi naan léegi wax naa ak directeur commercial bu Air Sénégal
ba nee na dañoo fas yéene defaat yeneen vol yoo xamante ni si ñoom rek ñoo koy gérer mais yéen sénégalais yi wala yéen sama mbokk sénégalais yi ma leen di wax ni pour man collectif boobu xëy na baax na loolu ndax lépp lu indi mbooloo rek ak bennoo baax na mais damaa jàpp ni jóg dem jógal seen bopp jot na te it lu ngeen fiy xëccoog lu ngeen fiy njëkkante amatu fi te beeyu cher yi ñu leen di jaay lu leen ko jëndati ndax Italie ubbi na ngeen gëm ko ngeen dégg ko Italie ubbi na te kenn ku ne laaj mbokkam danañ leen wax ni Italie mbooleem activités yi ñu fi tëjoon yëpp ñu ngi koy commencé ubbi léegi nit ñi ñu ngi fees dell ci mbedd mi da nga daan génn ci mbedd du am embouteillage doo gis sax nit léegi mënatoo dox deux pas te gisoo Italie revenir comme ni mu meloon daal te it presque ba suba ak jàmm 18 bi daañu ubbiwaat yi ci bari ba léegi boo bëggee dox diggante région soxla te ordre de certification la léegi fu la neex demal ci diggante région démb rek compte def na ci conférence ba ni ubbi nañ ñëpp kenn ku ci ne mën nga dem fu la neex juste pour wan leen ni kon activités yi ubbi na te ñi ngi préparé été bi aussi tamit ñi ngi ciy wax kon fii ubbi nañ le 3 juin jàpp leen ko bu baax Italie dana ubbi confiné mi maanaam dana ubbi frontière mi yépp ndax yéen ñii ñuy bëgg a indi ci vol yet naan leen ay Air Sénégal ñi ngi préparé beneen vol commercial lànk leen bu leen fayte ay 1200 euros pour ñëw fii kese 1000 euros 500 euros 600 euros sax bari na pour ñëw fii kese lànk leen ko nit nag xam nga ñun Sénégal dañoo am benn problème lu ñu teg ñu tegoo xoolal lii 1200 euros la commencé woon mais ñoom ñuy recruter ñoom seen bopp ñoom ñoo wax ni gis nañ koo xam jënd na billet lu ëpp 1 million CFA lu ëpp 1500 euros pour lan te 1200 lañ ko waaye ndax njëkkante ba fa ne rek te lan moo ko fi jar yow boo fi ñëwee ci lu loi bi wax li legge bi wax fii ku fi ñëw dañ lay quarantaine ba ci décret bi ñu signé démb bi nga xam moo ubbi Italie gépp lundi bii di ñëw presque moo ubbi fi ëpp Italie lépp ba parquet yeeg ñoom ñëpp mën a liggéey ma ngi ko ña ngi ko cay waxaat ni képp ku fi ñëw dañ lay quarantaine léegi nag bu le 3 juin jotee fekk te kuñ fi quarantaine tey le 17 bu ñu la quarantaine 14 jours plus 17 da lay jox presque lan tey le 17 13 jours moo des weer bi dee da lay jox le 4 wala le 5 ngay door a génn ci biti te bu dee le 3 juin kenn du quarantaine kenn képp ku am résidence Union européenne wala nga bokk ci Schengen bi soo wàcce ne da ngay génne dem doxi say soxla kenn du la quarantaine soxla woo ku jógee Milan ba fële di la jël si dootoo dugg ay vol dootoo ñëwati ak kii bu la neexee jël bus lu la neex jël ba pare dana fekk aussi tamit région da nga ciy mën a expostar kenn dootu la interdit parce que ñu ngi koy dindi pour interdiction yi yenn région yi daal la ñu wax ni ñi nga xam feebar daf fay nekk yooyu la ñuy maintenir tuuti rek te yooyu sax président région yi ñoo koy maintenir mais région sax ubbi nañ ko ba nga xam ne da nga mën a doxi say soxla te le 3 juin lay commencé kon léegi lan moo fi jaar di jëlaat billet wala nga jaar avion wala ñu la Air Sénégal organisé waat nañ beneen vol pour lan bii Milan bii Rome fan ngeen jëm su ngeen xaaree tuuti dañ leen ubbil le 3 juin tey jii fii ba le 3 juin nag ku fi wàcc dañ lay quarantaine te buñ la quarantaine tey le 17 ak 3 juin calculer leen 14 jours yi day weesu 3 juin donc kon nan leen yeewu tuuti dawal suñu xel yi njëkkante bi nañ ko bàyyi te man dama leen di wax léegi laa leen di limal ay compagnie parce que ñun comme dañuy jaay billet démb la ñu envoyé note de service di ñu wax ni compagnie yi yëpp fas yéene nañoo ubbi compagnie yi ñi ci ëpp 1er juin dañuy ubbi am nañu ubbi 1er juin am nañu ubbi juillet mais dama leen di limal chaque compagnie ban date la joxe ne ci lay ubbi te date yi mu joxe ne ci lay ubbi leer na ma ñoom duñ ko weesu parce que avion bu toog ci suuf dafay fay xaalis bu bari ba moo tax ñoom ñëppay toog léegi man li ma jàpp nag mooy collectif bi bu fekkee collectif la te ñoom ñu am bonne foi wala ñu taxaw pour dimbali Sénégalais yi di rencontrer le directeur des Sénégal de l'extérieur di rencontrer le ministre des Affaires étrangères man pour man liggéeyam mi ngi door a jóg ndax liggéeyam weesuwul ludul te loolu sax pour man lu yomb la convaincre les autorités sénégalais ba ñu bàyyi seen front ba ñu ubbi aéroport yi pour que vol yi commercial yi nga xamante ni si ñi ngi jóg muy Air France début juin la wax dina jóg 1er juin sax la wax dégg naa Macky Sall ci xaw a mer yooyu ndax avisé wuñ ko yu mel noonu mais ñun ñëpp xam nañ France moom bu soxlaa dara Sénégal kenn du ko téye donc ñun damay jàpp ni collectif bi il est temps moment bii la war a jóg pour wax suñu autorités yi nañ bàyyi sénégalais yi nga xamante ay liggéeykat lañ war a dem bitim réew liggéey ñu ubbi leen frontière ñoom ñu dem liggéey parce que dëkk yi ñu liggéey si muy fu mel ne Italie ak i France ak yooyu ñoom nangu nañ leen a jël kon donc amatuñ benn raison pour di leen téye te defe naa loolu France Sénégal du ko bañ ndax dëkk boo xamante ne si immigré yi ñun immigré yi ñu ngi fay verser chaque année 1000 milliards 600 millions kon defe naa bu ñu leen ne dañoo war a dem liggéey pour mën leen ko yónnee defe naa loolu duñ ko bañ ba moo tax man ma jàpp ni liggéey collectif bi actuellement nii la commencé mooy jéem a wax ak autorités yi pour que bu vol yi ubbee ñu bàyyi nit ñi ñu ñëw liggéey si loolu man pour man jot na mais collectif bi pour man collectif la boo xamante dañu ko créé mais man damaa jàpp ni ñoom est-ce que sax xamante nañ fu ñu jëm parce que bu ñu toogee tey jii li ñu mujj a def nii ba sànq maa ngi dégg kii jiite collectif mu ni moom wax naag directeur commercial bu Air Sénégal
ba dee na ko dañuy créé waat yeneen vol mais foofu mu mujj foofu la woon njëkkee vol bee jàll Air Sénégal ambassade d'Italie war ko woon organiser ñoom li ñu yore 2000 personnes yu génne seen passe teg 1000 euros 2000 euros koo ko ci daal da la koy tegal mais compagnie boo ko wax ci àdduna bi mu jóg di jënti ko man pour man ñoom waruñu woon sax jaar ay ambassade Sénégal ak ay ambassade d'Italie ñun ñëpp ay voyagé fii mais xamuñu vol yi fan la ñuy jëlee seen autorisation vol commercial ñoom ñooy seen liggéey la loolu man damay ñëw ni la am naa 2000 personnes damaa bëgg a dem Italie te am nañu autorisation wala am nañ li Italie laaj yëpp pour ñu ñëw fa su ko defee boo ko joxee compagnie bi moom mooy demande autorisation yi koy permettre pour mu mën a jógee avion pour mu mën a naaw aéroport sàngam ba wàcc aéroport sàngam compagnie yi xam nañ nan lañ koy defee man pour man collectif bi loolu moo doon rôle mais du woon toog ba tey ñuy tamante dama koy naan keewa ñu war ak keewa ñu taay Air Sénégal moo ñu war kenn waru leen ñàkk a xam manque de compétence man laa jàpp ni moo leen dal rek moo tax affaire bi jaar nii mu jaar mais bu fekkoon xam nañ ni ñu koy organiser bu baax kon man pour man du jaar fi mu jaar léegi nag eleen ko vol yi nga xamante ni ñoom neen dañuy départ laa di li parce que lépp lu may wax damay bëgg mu nekk lu ñu bind du nga xam du kenn du ni kii moo ko sos wala kii moo ko créé man lu ma wax lu ne rek dama koy jënd ci këyit loolu laay di wax mi ngi nii note de service bu ñu jox la ñun ñu yore agence yi mi ngi nii pour limal ñu compagnie yëpp bi nga xam dañ leen dañuy jóg mi ngi nii Air Europa moom nee na 15 juillet lay jóg pour def vol sud américain yi mais dama leen di wax yi nga xamante ne si rek moom moo fi ne Air France nee na premier juin dana commencé def ay volam moom nee na bu dee sud américain na mi ngi fay commencé def le méta juillet mais moom premier juin la Air France laa leen wax de Air France te Air France moom xam ngeen ko day voyage day dem Sénégal ak Italie fii da koy def lu bëree bëri nga jógee fa Alitalia nee na vol national am yëpp commencé na maanaam boo jëndoon tey boo jëndoon biiw Air France tey koo jëndee boo dee cëpp France bu la neex nga jël vol Alitalia mu indi la Italie ñoom commencé nañ seen vol européen ñu ngi koy def Kataay xamuleen Capo Verde bari na ñoo xamante ne si moom lañu voyagé mooy volu Cap Vert nee na moom le 1er juillet dana jóg incha allah le 1er juillet nee na am na sax possibilité wu moom mooy wax de ba tey de maanaam feebar moom maa ngi wax dëgg moom wàññiku na bu baax a baax parce que nit ñaa ngi dox seen activité te même Italie dee yi wàññiku na wàllaate bi wàññiku na am na ci ay experts yoo xam ne sax neneen feebar bi mook tàngoor bay ànd ñoom presque moom sóoratuñ ko carrément yàqatu leen seen dara léegi neneen moom nit ñi ñooy ànd dund ñu ànd moom dund donc neneen bu feebar bi wàññi ko sax mën nañ ko def avant gu mel ne Cap Verde Émirats defe naa xam ngeen ko mooy volu Dubaï moom itamit nee na dana commencé volam le 1er juillet lay commencé Milan ak Rome ci dafay commencé dem le 1er juillet Egypte Airlines defe naa xam ngeen ko Egypte Airlines ñu bari dañ koy voyagé nee na le 1er juin la ñuy commencé ñoom 1er juin dañuy commencé seen ay vol Etihad moom xam naa ne nga xam le 1er juillet lay commencé Ethiopian Airlines bari na trop Sénégalais yu mu fi indi fii Ethiopian Airlines vol la boo xamante ne si bokk na ci vol yi mujj naaw fii ci Italie pour ñëw Afrique moom dernier vol yi moom ci la bokkoon moom vol la boo xam Sénégal dañ koy jël lu bari sax moom ñoom nee na le 1er juin la ñuy commencé jóg 1er juin la ñuy commencé jóg Iberia ñëpp xam nañ ko moom nee na le 1er juillet lay commencé jóg Lufthansa nee na moom commencé naa def volam yëpp vol national yëpp commencé na koo def nee na nag 1er juin dana commencé def yu international mais nii déjà rek commencé naa def vol ci biir dëkk bi yëpp nee na commencé na ko Royal Air Maroc nee na ñoom daañu commencé partir du 1er juillet mais bu ngeen demee su ngeen demee si xool yi ay lu mel ne ay Edreams ay lu mel ne Skyscanner fi ñuy xoolee ni ñuy jëndee billet online yi ñoom seen ay billets ñu ngi ko commencé jaay parce que man démb essayé naa ko da defee 1er juin def Rome Dakar da ngay gis ne da lay proposé billet ak njëgga waaye fii bind nañ fi ñoom ñoo bind ñoom Royal Air Maroc ni billet yooyu mën naa am dañ koy kancalaare ku ko jënd ba pare mën naa am après da ngay toog xaaraat parce que yooyu moom amoon na fi ñuy jaay ay billets yoo xamante ne si demuñu après da ngay mujj toogaat di xaaraat rek parce que fi léegi vol bi demul du ngeen mën a dem Bruxelles Airlines moom le 1er juin lay commencé te Bruxelles Airlines moom ñëpp xam nañ ko day ñëw war naa pli ci sax d'ailleurs Bruxelles Airlines moom ñëpp xam nañ ko moom itam day jaabante day def Dakar kii moom ñëpp tamit ne moom nee le 1er juin lay commencé le 1er juin TAP bi Air Portugal le 1er juillet la wax ni moom lay commencé mais ça dépend ci ban destination la Tunisie Airlines Tunisie defe naa xam ngeen ko Tunisie li mu fiy jaabante moom bëri na Tunisie ñëpp xam nañ day def Dakar Italie lu baree moom itamit nee le 1er juin la ñuy commencé Tunisie Airlines Turkish Airlines vol bi gën a yomb boo xam ne moom la presque ñu bari dañ koy jël moom xel ma escale mooy ak mooy itam nee le 1er juin lay commencé kon ngeen dégg ni presque vol yi commercial yi fi gën a baax sax yi fi gën a dugg ñun moodi yi ku bëgg a tukki rek bëgg a ñibbisi rek le 1er juin la ñuy commencé te ku ñëw le 3 juin dootoo def quarantaine da ngay ñëw rek ñibbi sa kër kon léegi lan moo tax mënuñu xaar ba le 3 juin ñu jéem a dugg si collectif bi pour lan ñu war a créé waat beneen compagnie beneen vol boo xam dañ koy créé ba pare di fayu nit ñi 1200 euros xam nga Air Sénégal mënut a fayu nit ñi 1200 euros aller ñu dem ba fay ko 1500 euros sax mu ñëwaat leen defal lu gën a ndaw 1000 euros kon donc man bu ngeen jëlee vol yi pertement la léegi lan moo tax mënuñu jël vol yi nii fii ay vol commercial lañ commencé nañ te fii Europe ubbi nañ ko te quoi qu'on dise kenn mosu tëj kenn vol spécial comme collectif bi xamuñu woon nu ñuy def ba ci jaar ambassade d'Italie mu jaar seen kaw wala ñoom ñoo xam sax ñoom ñoo koy jiñante ñoom ñëpp a ngi jiñante ku nekk a ngi jiñ sa morom daal mais de toute façon daal erreur la boo xam ni def nañ ko yéen waa collectif wala yéen ñi bëggoon a ñibbi si yéen a payer les pots cassés loolu moo fi am
léegi nag man li may wax sama mbokki sénégalais yëpp mooy ñu daal te yeewu ubbi suñuy bët. man jàpp naa ne actuellement collectif bi bu fekkee dafa bëgg a liggéeyal Sénégal yi mun leen liggéeyal lu dul te loolu sax ministre maa ngi koy lancé ministre yeeg ku jot vidéo yi mën nga ko lancé ambassadeurs yeeg Sénégal directeur de Sénégal de l'extérieur kuñ ci bëgg a dimbali na ubbi aéroport yi liggéeykatu sénégalais yi dem liggéey lii kese moom lañu soxla defe naa su loolu amee vol yëpp a ci yem parce que vol yet ba ñuy taxawee dafa yàgg te ñoom dañoo soxla xaalis ñoom c'est des commercial ay xaalis ñoom dañuy jënd ak jaay xaalis lañ soxla kon teg seen vol yi ci suuf di xaar dara neexu leen ci bu Sénégal ubbi woon suba da nga gis téeméeri vol yoo xam ne daañu ñëw départ ñëw indi nit ñi fii te Sénégal sa mos a tëj parce que yéen a ngi gis ne vol yaa ngi départ yéen a ngi koy gis vol yaa ngi dem vol spécial vol Air France rek ñaata nit la fi jëlee kenn xamul lu mu day kon donc tëjuñu sax tëj bi wax la nii rek mais ñi nga xamante ne si ñoo war a ñibbi si liggéey si tëjuñu pour ñoom kon man gisuma lu fi jar xëccoo gisuma lu fi jar njëkkante gisuma lu fi jar ngeen di fay ay billets 1200 ki 1500 lànk leen ñi ko fi versé woon nañ ko dem jëli vol yi daañu commencé départ juin te le 3 juin quarantaine dootu fi am te ku fi ñëw actuellement yi dañ lay quarantaine 14 jours yoo xam ne da nga koy toog doo génn kon donc man gisuma benn raison pour que ngeen toogaat foofu di xaar collectif boo xam ne xamu leen kañ lay jeex leneen li ci desaat ma koy fàttali mooy bépp sénégalais parce que loolu bari woon na lu ñu koy laaj boo xamante ne am nga séjour bu jeex jarul demande visa jarul demande benn këyit soo amee sa billet vol bu ubbi jubalal aéroport directement soo demee jubal aéroport directement da ngay mën a voyager parce que loolu ñetti syndicat yi nga xam ñetti syndicalistes yi nekk fii ci Italie ñoo ko demandé bi ñu ko demandé ministère des affaires étrangères bu Italie dañu ko demandé kooku wax na ni ñoom jël nañ disposition yëpp jël nañ ko pour bépp liggéeykat boo xam extracommunautaire bu nekk ci biti di nga mën a jaar ci avion yi ñëw te doo laaj visa doo laaj dara comme na nga daan voyager rek ngay voyager moom séjour bu jeex ak bu jeexul la ci yem comme ni nga daan voyager rek ngay voyager dara du changé moom moo tax loolu lañ leen di déggal léegi nag dikkaat di leen ñaanal te leen wax ni rek ñu ubbi suñu xel yi suñu bët yi xam ne am na yoo xam ne wax dëgg yàlla jaratu ko ndax feebar bi moom incha allah moom yàlla nga koy jeex wala tubaab yi sonn nañ ci ba léegi moom fas yéene nañu dund ak moom li ñu fi obligé ñëpp rek mooy masque yi nañu koy takk mais à partir de 3 juin lejje bi nee na képp koo xamante ni si am nga résidence Schengen wala Europe wala ngay européen nee nañ mën nga fi ñëw te kenn du la quarantaine te ku fi dugg avant boobu dañ lay quarantaine kon nag vol spécial bu ñu fi organisé lu mu mën a doon su ngeen ko jëlee da ngeen di ñëw toog quarantaine te léegi bu ngeen quarantaine dana weesu le 3 juin kon yéen a ciy perte rek yéen ay perte xaalis perte temps ba moo tax may wax mbokk yi ñu bàyyi xel ci loolu xam naa bëggoon naa yaatal waxtaan bi nag ci ci li xew démb parce que démb im sa xëy na suba presque ñi defoon seen annulé ñu defoon seen demande 600 euros yi ñim ci defoon ATZ di hésito presque ñoom ñëpp la rejeté seen bos li tax mu rejeté ko wax na ko bind na ko presque ñu ci bari xam naa daañu ci ñëw daañu ci waxtaan ndax man am na lu ma ci xalaat comme solution aussi itam ko ci essayé xëy na mu jàll loolu aussi itam naa ko defal beneen waxtaan incha allah parce que dama ko doon waxtaan ci samay xam naa heure bi ak itamit day gudd moo tax lu mel ne aussi tamit wax dëgg yàlla décret de lancio bi daañu ci waxtaan parce que am na benn réito bu ñu ci def muy rem réito d'emergence réito booboot presque ñi amul 600 euros yi yëpp ñoom mën nañ ci dugal booboot daañ ci ñëw daañ ko gën a yaatal daañ ci gën waxtaan aussi tamit daañ leen ko leeralal maye kayit bi aussi tamit am na ci lu bari ñoo xamante ne si ñi ngi koy laaj ci naka lañ koy defee ban façon ak nu muy demee loolu aussi tamit daañ ci ñëw incha allah ñu leen di wax ni rek bu leen fàttee abonné chaîne bi su ngeen ko abonné bës cloche bi su ko defee lu ci xew rek lu fi xew rek lu ma fi dugal da ngeen koy gis bokk première yi koy njëkk a xam daal te lépp lu ñu fi dugal it fas yéene muy nekk loo xamante ni si lu ñu bind la ba ku ñu ko laaj daañu ko mën a woon fañ ko bindeek yépp ndax du ñu wax ci immigration rek pour wax mais dañ ciy wax ci su nga xamante ni si xam nañ ko ci ak li nga xamante ni si wér nañu ci moo tax ñu ciy wax moo tax nag bu leen fàtte abonné chaîne bi bës cloche bi ak itam ngeen aimé ak partagé ñiy dagg vidéo yéen ngir yàlla li may dajee sama vidéo yu ñu dagg wax dëgg yàlla te day metti ci xol moom bari na trop ay waay dimbal leen bàyyi vidéo yi ngeen dagg di leen ko envoyé lien bi kay ko envoyé wax dëgg yàlla bëggee sa mën na seetaan wax dëgg yàlla loolu moo gën a yomb di ko dagg ndax coono moo ci dajeeg yooyu yëpp nag wax dëgg yàlla di ko daggaat mën naa ñàkk daal di ziyaara ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum mbokk yi seen mbokk mooy ñëw ba tey di waxtaan ak yéen fii ci chaîne bi ñu naan Teranga Diaspora TV Teranga Diaspora TV nag nit tur wi wuyoo jëf ci rek lay doon maanaam teraanga joo xamante ni si fas yéene nañ mu yegg ci képp koo xamante ni si day dund ci diaspora bi ak képp koo xamante ni si mi ngi ci Sénégal diaspora bi ñor la fas yéene nañ ba nga xamante ni si mbooleem képp kuy immigré
lépp loo xam ni daan nga ko soxla moo xam ci commercialiste la moo xam ci kaaf la moo xam ci lu mu mën a doon fas yéene nañ la cee informé ba ci maye kayit mi nga xamante ni si Italie avancé nañ ci pas yu mag a mag a mag ba ñëpp am nañ ci yaakaar dina sotti fas yéene nañ ci ànd ak yéen ba yàllay def kenn ku ci ne boobu woon kayit nga am kayit fas yéene nañ aussi tamit aide yi nga xam état bi ñu ngi koy joxee ànd ceeg yéen woon leen ni ñu koy defee fas yéene nañ aussi tamit mbooleem dugal lu mel ne ay registre nationaux yooyu yëpp nit ki dana dem ba di ko defal boppam ndax daanu woon kenn ku ci ne nan lañ koy defee ak ban njariñ nga ciy jariñoo ci gàttal daal lépp luy jariñ immigré lépp luy jariñ sénégalais lépp luy jariñ képp koo xamante ni si maanaam bëgg nga teraanga rek fas yéene nañ ko fee wone léegi nag moo tax ñuy ñaan ñëpp ñu abonné ci chaîne bi abonné ci chaîne bi nag su ko defee da ngay am information yëpp ci nu mu gën a gaawee ndax lu dugg rek da nga koy mën a am abonné ci chaîne bi moo nekk nii comme ni ngeen gis Teranga Diaspora TV moo nekk fii soo ñëwee pour nga abonné boo egsee rek boo liiree vidéo ba pare bu la neexee wala avant nga koy lire sax nga bës fii ñu bind s'abonner mi ngi nii soo ko bësee nga daal di gis ni da ngay abonné léegi muy la abonné ajouté soo gisee lii rek nga xam ne abonné nga léegi boo ko defee ba pare doyul da ngay bës cloche bi parce que cloche bi soo ko bësee mooy tax lépp luñ fi dugal rek yow da nga koy daal di mën a gis su ko defee nga ne ko tuut su ko defee lépp luñ fi dugal rek automatiquement yow dalay alerter wala ne information nga am dugg na su ko defee nga bokk ci ñi koy njëkk a am bokk ci ñi koy njëkk a xam moo tax nag ñi ngi dikkaat di leen ñaan yéen ñëpp bu leen fàttee abonné bu leen fàttee abonné chaîne bi daal na ngeen jàpp ni seen chaîne la seen teraanga la yéen waa diaspora bi ak yéen waa Sénégal bi yépp kon nag ñu continuer waxtaan bi